Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës feebaru deng xeetu sibiru boobu ne ci réew mi jamono yi épidémie bi laalagul na kon fanweer ak juróom benn nit yooyee kaa la ñu fi xayma ci lépp ñaari téeméeri prélèvement autorité yi nii ba jamono ji dara lu ñu fi tiitamu fi lépp lu di matukaay ngir mbir mi bañ a indi kon yeneen i tolof ña nga koy jël Louga ak Daara Jolof la ñu ko nimmikoogul ci ñaari gox yooyee ko taskan wi ñenn ci ñoom ba ñu jokkoo ak moom la ñu xamle moo di ni jot nañu yokk communication bi ndax bii feebar néew na kon xibaar yoo xamante ni am nañu ko ci Barthélémy Diaz mi doon naqarlu patiral gi kon UMS sandal ci dossier Khalifa Babacar Sall kuréelu ko magistrat yi tontu na ko nee nañ mu légal wala mu ñàkk légal boobee procédure du ñoom ñoo cay wax li leer moo di sañ-sañu maire bu Ndakaaru ci ñu respecté ay droit am loolee kenn waru ko salfaañe Imam Alioune Ndao defagul na ñaari at ci kaso bi ay mbokkam ak i jegeñaaleem dajaloo ca këram ci ay ñaan nee nañ kon lii lépp la koy firnde ñàkkaate bi moo di ñàkk preuve ca loolee ñu ko doon jiiñ di kon mbirum terrorisme li ñuy laaj nag moo di ñu bàyyi ko mu dellu ci ay mbokkam ponk yaa nga kon mbokk yi ni tut ñu yaatal ko. ki dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak kuréel nga xamante ni ñoom ñoo ëmb magistrat yi doon wax ci kon dossier kii di Khalifa Babacar Sall maire bu Ndakaaru ñu ni légal na wala légalul procédure bi gaañe di coow waxtu yi di loolu ñoom ñoo koy lijjanti maire Sacré-Cœur Mermoz Barthélémy Diaz moo leen jox ñoon baramu tuuma ci patiral gi ñu àndal ñoom magistrat yi ca nañuy doxalee boobee dossier ci communiqué tontu nañu ko Chérif Dia. UMS di Union des magistrats du Sénégal di kuréel gi ëmb àttekat yi réew mi bi ni tontu Barthélémy Diaz ci mbiram Khalifa Sall liñ ko xamal mooy ñoom mënuñoo dugg ci dossier boo xamante ni dafa nekk ci yoon te pareegul kon mënuñoo wax ndax légal naak légalul te tamit suñ ko defee rek dañuy salfaañe yoon maanaam jalgati it li naan indépendance de la magistrature te du seen cër buñ sukkandikoo ci communiqué boo xamante ni bureau bu UMS génne na ko wante Souleymane Teliko mi jiite googee kuréel ak i ñooñam liñ xamle ci mbiram Khalifa Sall mooy muy Khalifa Sall ak bépp doomu Sénégal boo xamante ni am nga jafe-jafe ci wàllu yoon li war yoon rek mooy mu daal di àtte dëgg te bañ a jeng te ñoom bér na leen ni magistrat yi nga xamante ni ñoom ñoo yoral dossier Khalifa Sall bàyyi nañ xel bu baax lu ni mel ba rek balance bi it daal di jub tax na waa UMS di sàkku ñëpp ñu ànd ak dal ak tey te bañ a xotti war may institution judiciaire ñuy fàttali ni koroog àjjuma ñoom jegeñaale Khalifa Sall yi bi ñu jàkkaarloog taskatu xabaar yi ci la Barthélémy Diaz daal di interpellé UMS ci dossier Khalifa Sall jàpp ni daal àttekat yi ko yor danoo jeng.
nee nañ dossier bi dafa vide dara nekku ca ñaari at ci kaso bi imam Alioune Badara Ndao loola tax ba tey ji kenn mënu ko àtte gannaaw ba ñu ko doon jiiñ mbiri terrorisme ak lu ni mel ay mbokkam ak i jegeñaaleem ñoom ñoo xamle lu ni mel nee nañ kon nañu ko bàyyi négandiku mu dellu ci ay mbokkam ñaari at doy na sëkk ci kon ñaani ñu doon def ca këram sàkku nañu ci yoon mu xoolaat doxalinam ca boobee dossier ñu àtte ko wala ñu teggi ko loxo rek nee nañ loolu moo war a am Ibrahima Jame la ñu fekk ji ca ñaari at boobu ba tey imam Alioune Badara Ndao ñoo ko dugal ci kaso bi ndax mbirum tuumal apologie du terrorisme boo weesoo activité yu nga xam ne daañu koy def pour rek ñu mën a bàyyi seen imam bile at bu jot rek dañuy def ndaje bu mag pour rek ñaawlu emprisonnement bi nga xam ne def nañ ko seen imam bi te bu ñu sukkandikoo ci ñoom teguñ ko fenn Bamba Ndiaye nekkoon fii ministre des affaires religieuses moom la ñu denk seen kàddu. waaw sunu ndaje bi daje bu ñu baaxoo di def la en tout cas lu mat ñaari at a ngi nii ñu di ko def li ko waral moo di ay xarit ay soppe ay àndandoo ay taalibe imam Aliou Ndao ñoo fi faral di daje ndax mat na ñaari at le 24 octobre bi passé bi nu jàppee imam Aliou Ndao ak tey xam nga ne këram gi la ñu ko fekk guddi yee ko jàpp ko yóbbu ko. ñu sukkandikoo nag ci ñooñu imam Alioune Badara Ndao luñ koy tuumal amul lenn lu ci am ndax li ko firndeel moo di ne bu ci amoon lenn lu ci taxaw daañu ko jugé. liñ ko téye yàgg na ba ëpp te dossier bi ñëpp xam nañ presque ne dafa vide bu chargé nañ ko atte wane nit ñi bu dee arme la yore woon bu dee ab xaalis bu doy war la yore woon xaalis baa ngi nii lii la yore woon lii la def loolu yomb na atte ko luñ koy daan ñu daan ko. bu fekkee ne nag ñaari at a ngi nii ñoo ngi koy topp te amaguñu lenn lu leen leer ci tuuma yooyu le li ci jaadu moo di ñu bàyyi ko mu ñibbi këram. politiciens yi fi ne di sàcc alalu réew mi ay millions dul jeex man da jàpp naa ne crime boobu moo gën a garaaw sax rey nit parce que loolu rey nit la au fond. tey jii nag nekku fi waaye keroom feesoon na del ak ay jullit ay association musulmane ñoo bàyyi ko fu ne pour ñaanal ko waaye itam pour sàkku ci nguur gi ñu jugé ko wala boog ñu libéré ko. wax ci leneen liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci Caraftu ñoom daal nañuy xamle ni ci assemblée générale bu ñu xëyee anam yi ñuy liggéeyee mënatuñ ko wéyee ba tax na banque ko loxo la ñu daal di nam moom ci ndimbalal TDS syndical bu ëmb kon ñuy dem ak dikkit ci tali bi ci wàllu woowu kii di Mamadou Goudiaby xam ne ni danañ saisir tribunal yóbbu fa direction AFTU wut nañu it seen i avocat ñu xamle it ni dàquñu ay négociation waxtaan waaye anam yi moom faaw ñu xoolaat ko la kuliyal yi ñu teewlu leen kaddu yuñ ci dénk Salif Sow Asmali Diop. ñun liggéeykatu AFTU yi danoo sonn ba ca kanamu yàlla parce que mënuñu nekk 12 ans dans un service amoo contrat de travail kenn du la fayee bulletin de salaire on a créé leur propre banque pour eux salaire yi ni ñu koy fayee moo jaaduwul parce que mënoo liggéey 4h30 ba 6h du matin. ba 23h ci guddi ñu lay fay ay 100 000 francs te 100 000 francs yooyu balaa weer a dee nga lekk 40 000 yi. contrat amul benn travailleur bu ko am fii amul. dañuy nax banque mondiale li mu joxe nii ci ñoom la yem parce que banque mondiale il a débloqué plus de 5 milliards. billet transport AFTU couvrir na seen salaire couvrir na seen retraite couvrir na seen allocation familiale loolu yëpp amuñ. état bi dafa démissionné te loolu. c'est non-assistance en personne en danger ces gens-là dañu nekk en danger état warul bàyyi ñii bu ñu waxtaanee ñu am lu ñu leen compal li ci des ñu négocier ñu régler seen situation mu law sinon bu ñu ko defulee li may njëkk a créer mooy pool d'avocats il y a des droits de l'homme au Sénégal donc pool d'avocats laay créer ñu dem tribunal bu ñu demee ba am seen récépissé am seen lépp. ñu déposer préavis de grève su ñu leen dégluwul dañuy déclencher grève à AFTU dañuy déclencher grève à AFTU parce que lii dafa ëpp. épidémie dengue mi ngi ci réew mi xeetuk sibiru la boo xamante ni beneen yoo moo koy indi fanweer ak juróom benn cas la ñu fi nimikoogul diggante kon fa li nga xamante ni moom moo di Louga fanweer ak ñeenti ak Daara Jolof yeneen ñaari cas yi Ndakaaru kon nag yeneen gox yi muccagul nañu ci boobee kon feebar kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ngank wàllu ko wérgu yaram di sàkku nag ñu dalal xel yi lépp lu di matukaay ñu ni ñu ngi koy jël ngir bañ
bañ kon feebar bi bañ a law ca Louga waaye it bañ faa génn kàddu la yoo xamante ni ma nga tukkee ci docteur Abdoulaye Bousso directeur centre des urgences sanitaires ci micro Cheikh Hassana Fall lañ koy dégloo. autorité sanitaire yu Sénégal dëggal ni épidémie dengue am na fële ci région wu Louga waaye yëgle ne foofu rek lay am. waaw li ñu mën a wax ci kaw dengue bi c'est que am nañu effectivement ay feebar yoo xam ne nit yoo xam ne feebar nañ ci région de Louga ñi nga am fanweer li ngay wax ni am nañ fanweer ak juróom-benn malade foofu li ñu mën wax rek mooy maladie amul ci benn bu am complication donc kenn faatuwu ci ñëpp ñu ngi leen di faj te ñu si bëri sax am na yoo xam ne wér nañu. non Dakar eggul ci dengue. ab traitement pour faj bi la feebar amul waaye docteur Bousso mi jiite centre des urgences sanitaires di dalal xelu sénégalais yi. non amul lu ñu ci tiit non bu ñu dee amul traitement parce que feebar yi dañ leen di faj li nga xam ne moo am mooy amul garab boo xam ne mooy rey jàngoro bi. nit yi bu ñu am benn xel ñaar ku ci am daal loo sentir nga xaw ci ragal damal hôpital ñu seet la defal la analyse yi bindal la médicament yi et en principe y a pas de complication. dengue nekkul lu bees ci sunub réew. ñëwoon na fi ay at ci sunu ginnaaw waaye maladie bi doon loo xam ne dafa nekk lu gën di am doole ci àdduna bi moom mi xam ne moo ngi laal lu ëpp 400 millions ci ay doomu aadama ci àdduna wërngal këpp. Cheikh Hassana Fall doon waxtaan kon ak docteur Bousso doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg yi moom dengue moomee gisee nañ ci ak beneen docteur spécialiste ci wàllu maladie infectieuse professeur Bernard Diop médecin bu wàlla traité dikk na ci kon xeetu feebar bi ak dengue bi nga xamante ni moom moo yegsi ci réew mi Mame Birame Diouf Pape Sangone Mbaye ñoo gisee ak moom. dengue doon jàngoro joo xam ni nag ab yoo moo koy joxe ñu koy wax Aedes feeñaat ci Sénégal foofee ca Louga professeur Bernard Diop spécialiste maladie infectieuse di delsi ci ni muy jàppee nit ki. benn yoo bu ñu wax Aedes mooy dugg ci suñu yaram benn virus bu ñuy wax dengue ñeenti façon dengue moo am. dengue mus na fi am Sénégal depuis les années 70 ku mujj ci mooy 2009. bañ a am ay difficulté noonu ñuy wax ku am yaram bu tàng na naan ndox lu bare jël ay paracétamol mooy donc pour wàcc feebar bu mu jël beneen garab. na mi feeñee ci nit ki nag bokk na ci tàngooru yaram xel muy teey ba sax wàccu kon mu jàpp ni nit ki mën na ci aar boppam. pour aar suñu bopp xam nga dañ day ñëw surtout ñoo am ay climatiseur ci seen kër climatiseur bi day génn benn ndox bi pour mu bañ tooy kër bi dañ siy def ay récipient yu tuuti suba bu nekk ñu tuuru récipient bi comme ça yoo bi du fi nen ba am ay doom loolu mooy aar. dengue bi day ñëw ak ndox bi taw bi depuis 4 octobre 5 octobre tawatul su continuer ko jusqu'en décembre dootul am dengue. rawatina sax ba nga xam ni ba léegi amul vaccin goo xam ni kon mooy faj feebar bii di dengue. professeur Bernard Diop jàpp ne nag dengue dinay faat waaye ci formam nga xam ne nii hémorragique lay doon waaye nga feeñ ca Louga newul goo xam ni grave na ba mun a sax faat bakkan. dengue am na ñaari façon am na dengue bu am tàngoor yaram am na beneen bu ñu wax dengue dafay tax sa yaram génn deret bu ñuy wax dengue hémorragique kooku mën na faat mais defe naa ne ci épidémie moo am fii Louga la nekk actuellement Louga. di saytu bu baax bërëb yi nga xam ne nag kon lii di yoo boobu dina fay mën a judd ba sax di dem di màtt nit ki loolee dina jaar ci moytu ndox mu nga xam dinay faral di taaju rawatina ci biir kër yi yee nit ñi nag ci jàngoro ji doon na lu am solo. moom dengue moomee kon ñu ni ci ndox yu set yi ca lay daal di kon juree di nen muy law ba tax na xeeti ndox yooyee kon ñuy faral di tàcc ndaa yeeg wala ndox yooyu di ñuy teg ci suufu climatiseur yi yooyee ñu koy tuur bis bu ne dana bokk ci li nga xamante ni dana mën a kon dakkal ni muy lawee moom xeetub yoo boobu gannaaw nag feebar bi mu yegsee ci réew mi dana ñuy am ñenn ñoo xamante ne xëy na ñu tàllal leen suñu micro lan lañu ci
xam bariwuñu ci ay xibaar ba tax na ñu ngi sàkku ci ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci wàllu communication mu gën ko yokk micro-trottoir Aminata Mbare Sow Abdoulaye Diallo. waa dengue nag dañ koy dégg rek xawma ci dara lu bari trop mais dégg naa daal ni muy def ni xaw na nuru ak virusu palu ak grippe ni mu lay duggee noonu la xaw a mel mais am na lu ci yokku. la dengue moom mosuma ko dégg sincèrement bon maa ngi ko doon dem ko dégg tey si suba si journalu 7 heures laa ko dégg ñu ne am na benn maladie bu am jóge bu nekk à Louga. bon dama koy dégg nii rek exactement xaw ma la mooy maladie dengue mais dégg naa ni maladie la boo xam ne c'est trop gênant. ci rajo bi ni moo déggee docteur yi wax ne nañ daal nañuy tëdd ci musti sànke bu ñu nandal ba pare di sol yére yu gudd moytu yooyu li la mat. waaw parce que feebar boobu il faut gars yi sensibiliser population bu baax parce que dañuy am tendance di ko jaawale ak pays. xamal nit ñi c'est-à-dire que xamal nit ñi ci yenn maladie yoo xam ne susceptible na am ci dëkk bi d'abord susceptible na am ci dëkk bi. ne leen ni telle maladie ak telle maladie ak telle maladie ak moment yii période yi ñuy wax ne période de grande chaleur wala période d'hivernage telle maladie ak telle maladie mun na am éventuellement bu amoon nit ñi nii la ñu war a prévention bi nii la war a demee. paju na nga dem directement paju ji au lieu nga dem dugg nit ñi di dugg di nuyoo fii di def ay kenn xamul di contaminer ñëpp loolu mooy problème Sénégal nit day feebar ba pare au lieu mu dem paju ji mu dem di nuyoo ji dem dugg si kër jaamur yi contaminer ñëpp ku feebar dawul am na hôpital c'est tout. ku feebar dem hôpital kon fa ñu lay fajee taxawu la balaa jàngoro ji di law dina ci am solo ci wàllug feebar yoo xamante ni nag dañuy wàllaate Ndakaaru xëy na ci dalalab lëlup ñetti fan kon lay doon maladie infectieuse waaye it wàllu ko financement ci wàllu wergu yaram nu ñu mën a def ba financer mbirum santé bi bu dee nguur gi war na ci def ay effort nit ñi it ku nekk war na ci mën a jàpp professeur Mamadou Mourtala Ka moo ci addu Mame Birame Diouf la waxal ñu teewlu xalaatam ci ponk boobu. thème bii nga xam ni moom lañ jël mooy maladie infectieuse yi ñi ngi ciy liggéey def nañ ci jéego yu mag waaye dafa am pareeguñu ci ndax xam ngeen ni dafa am ay infection émergente maanaam jékki-jékki rek dara génn lu mel ni Ebola yàq système de santé yi faagaagal ñi nga xam ni ñooy liggéey ci santé bi ba pare loolu booleeg yi nga xam ne nii ñooy feebar yu nga xam ni ci ñun la maanaam duñ ko wàllaate muy hypertension di diabète di cancer yi di feebar inflammatoire yi yoo xam ne nii war nañu fexe nan la ñuy def pour ni mu ñuy sonal actuellement maanaam crise cardiaque yeeg AVC yeeg cancer yi ñuy wax fenn fu nekk nan la ñuy liggéeyee ba nga xam ni dinañ leen mun a fànku. li nga xam ni mooy war a indi xaalis ba système de santé yooyu mën a fonctionner ci loolu dinañ ci discuter. li nga xam ne nii moo wóor mooy faaw ñu am loolu ala kulyaalin mënuñoo fexe ba du am système bu nga xam ne nii ku nekk na ngay joxe as tuut dërëm bu ko defee yow mun nga joxe fukki at ñaar fukki at doo feebar alhamdulilah mais bu fekkee ni joxe nga ko yow li ngay boo feebarul sa mbokk feebar na bu dul sa doom di keneen mu jëfandikoo ci. gannaaw wàllu ko wérgu yaram koom gi ak rapport Fonds monétaire international ci kon koom gi na muy doxee fii Sénégal waaye it yenn réew yu ko wër gis nañu ni def nañu jéego yu am solo kilifa yi nag am fu ñu bëgg a àgg 7% di fii ak 2018 FMI am kon ay conseils digle yoo xamante ne yàggee na leen ko ngir mën a jot ca lu nu mel nit lik Pafara ñi ngi Thierno Laurent Mendy ci ndaje ma ko soxaloon. croissance économique bu Sénégal mën naa dem ba juróom-ñaar ci téeméer boo jël fii ak atum 2018 suñu sukkandikoo ci xayma yi nga xam ne FMI def nañ ko daat koy teg nag ci wàllu investissement yi nga xam ne def nañ ko ci réew mi. ci suñu appréciation Sénégal mi ngi gën di wéyale di am taux de croissance boo xamante ni bu gaaw la te atum 2017 mën nañ jàpp ne am nañu toll ci 6,8% li nga xamante ni te am na solo lool ci bile réew ndax tamit dépenses yi li ñuy woowee investissement ñeel wàllum infrastructure yi loolee yëpp mi ngi gën di ñoŋ naam tamit investissement public yi am na ay répercussions yoo xamante ni yu baax la ci li ñeel wàllum croissance bi. lu jëm ci wàllu bor bi nga xam ne jege na juróom benn fukk ci téeméer boo jël directeur FMI bu Afrique nag di dànkaafoo ñi nga xam ne ñoo nekk njiit yi.
des na koy jàppale waaye tamit yemale la nga xamante ni te moo di déficit mooy manquement ya nga xamante ni ñel na wàllum budget bi te fii ci zone bi nga xamante ni te moom la ñu nekk ndax ñett boo jël ci téeméeri fii ak atum 2009. directeur général bu planification ak politique économique fii ci réew mi dégg bu baax li waa FMI wax naka noonu muy wax fi ñu dugal yooyu la koppar. yooyu la bokk donc maanaam fi mu nekk nii dette bi nekkagul problème mais nag gouvernement bi stratégie bi yëpp mu ngi def tout pour que dette bi bañ a nekk problème parce que ñun dañuy dem ci extérieur di wuti ay ressources marché yi te xam nga bu fekkee da nga commencé am ay problème mu macroéconomie day agir ci sa notation yi te bu agir sa notation day agir ci taux d'intérêt yi et cetera. Fonds monétaire international ak di xelal Sénégal ñu jël ay produits yoo xam ne yu fasantikoo la mun koo yóbbu ca biti réew. bokk na ci li ñu gën di gis wuute ga nga xamante ni te am na ci lu ñeel wàllum exportation yi fii ci diwaanu Afrique subsaharienne ci bëri ñu ngi daw ci ginnaaw yenn ci ay réew ya nga xamante ni te ñu ngi ci àdduna wërngal këpp loolu mooy gis-gis bu njëkk gi beneen ci gis-gis moo di fii ci diwaanu Afrique wuute na lool ay dëkk ya nga xamante ni te ñoom seeni wàllum exportation salfaañoo bu baax. ci waxtaan wi nag président bu CONOS moom ñaaru nu baax FMI nga xam ne nguur gi rek lay waxal te du wax ak ñii di secteur privé bi te jàpp na ni wàllu croissance bi ñoom. wàllug bind ak téere bi di l'Occident ambigu Hamidou Sall moom moo ko bind loole di fàttali nag l'aventure ambiguë bu Cheikh Hamidou Kane mu di ci téere boobu kon la sukkandiku ba génnee beneenub téere dellusiwaat ci kon ci diggante aada ak cosaan waaye it relation yi nga xamante ni mu am diggante Afrique ak kon Europe Aïssatou Paye ak Mbaye Diouf ñoo ci dellu si. ndax nag ñeme nañu wax ci téere bi di Occident ambigu te Hamidou Sall xaatim ko. te duñu wax ci téere bi nga xamante ne Cheikh Hamidou Kane bindoon na ko ay at a ngi nii ñu koy wax l'aventure ambiguë déedéet ndaxte dafa am ay éléments yu am solo yu nekkoon ci téere gu njëkk googu te Hamidou Sall mii tey sukkandiku si ba bind lii mu bind ni le. Il avait dit va chez eux apprendre. boo leen fàttalikoo ci aventure ambiguë la grande royale dafa ne woon Samba Diallo demal jàngi te bul fàtte ki nga doon. man nag ci questionnement yooyu yëpp laa sukkandiku ngir bind li ma bind ba wut ay réponses ndaxte xam ngeen ne bi ñu bindee livre beeg léegi yàgg na te expérience yu bëri jot na fee am ba tax nag ma am sañ-sañu ne xaaral ma jéem a tontu ci loolu ne du ne sax damay jéem a xam man naway kan ndaxte nit moom day soppeeku ak ay expérience am ak ay jaar-jaaram ndax identité moom dafa war a nekk lu war di bouger. li ñuy wax nag quête de l'identité à travers les âges. ci bind téere bi nag ci essai wam bu bees bi mel na nag mujj na si am réponse man nag li ma gis mooy ne nit ku ñuul ak sénégalais ci ay expérience ak jaar-jaaram ci histoire bi fi jàll yëpp li gën a baax la téye dindi li nga xamante ne mooy li xaw a yemamaay mu am nag lu ñuy wax spécificité sénégalaise boo xamante ne waruñu ko ignorer dañ ko war a jenc bu baax diggante réewum Sénégal ak réewum France ay siècles d'histoire dox si nag ba tax kii di Bernard Cazeneuve gis ne universalité boobu ñuy wax nag am na place ci téere bi nga xamante ne Hamidou Sall bind na ko. ci livre bi ñuy wax Occident ambigu dama découvrir lu am solo ba tax nag mu nekk mbégte gu mag ci man bi ma liiree livre bile. ndaxte dama gis ne bu ñu demee ba nit ñi di bàyyi yenn valeur universelle yi nga xamante ne mooy tax réew ak ay nit jëm kanam ba tax nag livre bi nekk lu am solo lu jàngalaat nit ñi luy universalité ci gis-gisu nag njiitu réew mi Hamidou Sall jox na tontu yi nga xamante ne moom la ñu yàgg di wax. Hamidou Sall li mu def lu am solo ndax joxe na caabi ji mu assumer itam le fait que mu am identité boo xamante ne dafa bëri mu laal ci tubaab ci culture tubaab laal ci culture wolof ak yeneen culture yoo xamante ne jot na ko jàng lii nag di ñu fàttali li xaritam bi Léopold Sédar Senghor doon wax le rendez-vous du donner et du recevoir maanaam foo dem rek am nga loo fa war a jëlee mu nekk nag dialogue bu am solo diggante ay culture ak ay civilisation lépp rek tënku ci civilisation de l'universel. ñu koy woowee nag fils spirituel bu Léopold Sédar Senghor ak Aimé Césaire li mu mel ne li nga xamante ne le poète président yàgg na ko wax muy enracinement ak ouverture Hamidou Sall ci loolu lay dox ci ñetteeli roman bi te teewul mu analyser itam li ñuy wax le déclin spirituel de l'Occident. Pays natal.
mi ngi ko Aïssatou Paye doon dellu si kon ci téere boobee nga xamante ni génn na ak cérémonie dédicace bi yem ak yéen kon fii ci xibaaru ngoon gi 20h incha allah rédaction bi dana dellu si ak Cheikh Tidiane Diaw lay doon bu boobaa ci kàllaama nasaraan jërë ngeen jëf.